jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen di ànd ak chaîne Banlieue Info TV ngeen koy am ci internet bi ci www.banlieue.com. asalaamaaleykum mbokk internet bu Guédiawaye Info TV ñu leen nuyu di leen ziar di nuyu également mbokk internet bu Banlieue TV di ñëw tey seet si ko xamante ne mën naa ne c'est un acteur actif de la lutte parce que ñu gën ko xam ci Ama Dia mu yàgg ànd ak ay promoteurs di leen gunge ci seen événement yàgg ànd ak ñoom sur la préparation et l'organisation de leur événement tey moom lañ ñëw seet si parce que récemment dafa dugg ci li nga xamante ne mooy langue promoteur yi ana lan moo ko motivé ba mu dugg ci tëgg làmb ak ñan la lëkkalool ñooy ay partenaire ñi nga xamante ne ñoo ko déy ba mu ñeme dugg ci li nga xamante ne mooy production bi ma fekk ko aussi ak benn magam mën nañ benn doyen yi ba mu te ne c'est un partenaire nekk doomu yëmbal yaa ko jàppale ci kanam tuuti doon ñëw ci ñoom mais ma bàyyi Ama rek mu daal di ubbi waxtaan bi Ama ñu ngi leen nuyu. di gërëm suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ Babacar Sy sataan suñu sëriñ Mame Malick Sy di nuyu waa yëmbal yëpp yëmbal sud gi yëpp di si jiital monsieur le ministre Amadou Hott ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ndax tey ji yaakaar naa suñu toogee bay wax fii rek moom la ndax maanaam fii mooy siège bi di nuyu CC Iba Sow moom mu nekk sama ndeyjoor nekk suma xarit nekk sama conseil aussi tamit mu yombalal ñu affaire bi ba ñëw fii tey siège u Amadou Hott di fi defee lii xam naa si kanam tuuti moom yéen ko jox kàddu gi di nuyu waa yëmbal yëpp di nuyu axlu làmb di nuyu suma kilifa muy suma papa Yoroja borom bi Carno maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu responsable yi fi nekk yëpp ku su mel ni Cheikh Tidiane Gadio Modou Mbène Diop di nuyu monsieur Iba Sow di nuyu Thierno Diop di nuyu honorable maire d'Abel Ba di nuyu Madione Lay di nuyu Adja Khady Gaye di nuyu Omar Sow suma xarit di ko nuyu bu baax a baax di nuyu waa yëmbal sud gépp di nuyu yëmbal Kozer bi di ko jël néew bi di ko teg si loxo Baba Thiombane mu tasaare moom si waa kër gi. non tey fi nga ma fekk dama am fierté ndax maanaam tey ji dama nekk doomu yëmbal aussi tamit doon promoteur boo xam ne jeune boo xam ne bëgg yëmbal ñu am benn ministre boo xam ne tey ji dafa nekk si banlieue bi dëkk yëmbal tey ji su ma ñëwee si 16e fii di fi defee émission non dama am kontaante bu baax a baax a baax Bécaye tey lu ma yëg ma Amadou Hott waaw ministre Amadou Hott ku ko xamul dégg nga ko tey ji muy def si yëmbal loo xam ne macha allah tey ji nee naa la 86 laa tox si yëmbal bu ma fii ñëw xale bu ndaw laa mais Thierno Ndiaye tëli Thierno Ndiaye bi rek maanaam man ba ma juddoo ak nu mu dugg see yëmbal noonu laa ko fekkee mais tey ji Amadou Hott boo xoolee tali Thierno Ndiaye bi macha allah tey jii mun nañu wax ni tey jii képp ku jóge Thierno Ndiaye dem ba tali buun ba mbedd Fass yaakaar naa boo fa jaaree rek sa xol day sedd ndax commencé na travaux yi. promoteur yu ma liggéey Bécaye bari na ndax tey jii boo xoolee ku ma si lig ñu ko la Gaston Mbengue dama leen daan organiser di organiser Assane Ndiaye sama idole maa ngi koy nuyu au passage di ko nuyu bu baax mu nekk sama idole nekk sama xarit di nuyu promoteur yëpp ba Abdou Fall di ko nuyu bu baax a baax yaakaar naa Bécaye dama sonn si làmb yow xam nga si dara dama si daan daj ay coono yu metti daa nga ma fekk si làmb may ànd ak ñoom di si liggéey soxla ma si dërëm nag ndax maanaam am na loo xam ne bëggoon naa ko ndax boo xoolee année bu la passé tëggoon naa combat Zal Ndingler ak Allemagne bu Kër Massar si licence yu idaali ñi nga mais ba ma demee xool ni man mi pourquoi pas waruma demal sama bopp taxawal nag samay combat ànd nag samay partenaires yoo xam ne tamit ñu may jàppale staff bi ñu may jàppale ku su mel ni Diaz maa ngi lay nuyu bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla affaire ba mu taxee ba léegi sonn ñu ngi siy jàpp lépp loo xam ne ñu ngi ko siy def waaw. kon actuellement da nga jàpp ne jot na nga bees sa daal. non si dañ ne ku yàlluwaan daa fekk sa dëkk tëggul mais il est temps yëmbal am promoteur looloo tax ma rayante doon promoteur nag di ko jaayante di ñaan yàlla nag fi promoteur yi nekk mu ñëm Gaston Mbengue yaakaar naa foofu laa bëgg a teg sama tànk quoi. moo ji amul ku nekk si ginnaawam nee naa la man su may dem samay moyen bopp laay demee mais nag damay ñaan yàlla am ay sponsor am ñoo xam ne nag day ñëw taxaw di ma jàppale ndax fii ku fi ñëwee da laa dee Bécaye man nag nee naa la aw ma lu may tiit ndax doomu yëmbal laa nee naa la fi ñu toll ñi fi nekk yëmbal ñi fi nekk rek maanaam tey ji ku ma fëgg buntam dina ma ubbil nee naa la aw ma dara lu may tiit boo amee ku mel ni ministre Amadou Hott barki yonent bi aw ma lu may tiit yaakaar naa nag mosaguma dem si moom pour ñu toog man ak moom mais gis nañ ma gis ay gestes yu muy def kon boog bu amee doomu yëmbal boo xam ne dafa ñëw pour jàppale promoteur bi loolu sant yàlla la
loolu rek sant yàlla la mais nag damay ñaan yàlla mu taxaw ma jàppale ma ndax doomu yëmbal laa loolu laa bëgg si moom surtout ay sponsor nee naa la fii ku fi dem rek ak ku fi réussir rek sponsor la mais maanaam du xaalis bi man nee naa ku may jàppale nag ma jàppale si ay sponsor mais li si des yàlla suñu borom bëri na sutura ndax ni ñu def ba tëgg suñuy combat nii yàlla mën na def ba jàppale ñu tëgg suñuy combat mais daal lu ma la xamal man awma lu may tiit doomu yëmbal laa te ñu nekk sama ginnaaw dafa bari de te dan maa yónni yàkkamte ma awma lu may tiit barki alxuraan bu nekkee problème ndax ku nekk mooy woo ne kan moo nekk sa gannaaw mais nag dañ ne ceelu wax la ku ñëpp xam foo jëm doo àgg Bécaye nee naa la làmb càndum man du ma si gan nee naa la promoteur li ñuy daj ak fu ñuy teg seen tànk ak fu ñuy dem man nee naa la dama daan doxal ay promoteur ay sponsor dama daan yóbbul promoteur ay reliquat dama daan jël sama xaalis ci ka lebal promoteur nee naa la man tëgg làmb jommuma xam naa yoon bi xam naa lu ñuy def xam naa fa ñuy jaar te mbër yàlla def ni man mbër yëpp samay xarit lan mbër yëpp samay xarit lan waaw mbër yëpp samay xarit lan nee naa la tey jii mbër bu ma soxla dama koy am c'est que Covid bi moo ñu tënk rek mais nee naa la bu nekkoon loolu kon heure bi dépassé nañ fii bu yàgg te da leen ñaan yàlla nag Covid bi yàlla suñu borom jële ko fi yàlla nag moo ko fi indi yàlla suñu borom moo ko fi indi yàlla nag fi yàlla jëlee si barki yonent bi ndax fi ñu toll nii nag danoo namm làmb làmb moom namm nañ ko trop trop di ñaan président Macky Sall Covid bi bu jeexee mu ubbee ñu suñu arène bii ndax ñun kat ay ndawam lan ñun président moo ñor amul lu dul ñor ñu lu président dañ koy ñaan yàlla mbas mi jóge fi ak jàmm ak salaam mu ubbi ñu suñu arène bi ndax soxla nañ ko trop ministre Matar Ba ñu lay ñaan nga ubbi ñu suñu arène bi soxla nañ ko trop ah il est temps nag waaw tey jii boo xoolee maa ngi taxawal Baye Tafatine alliance xam nga ko alliance Balde ak Baye Tafatine maa ngi taxawal G Baye Fall Bac Seras maa ngi taxawal Tek Choc ak Ndiaye Diène maa ngi taxawal Siteu bu école de lutte Boy Sey ak Pablo maa ngi taxawal Farou Jar ak Boy Pire bu Waalo am na benn grand combat nag bu ma taxawal doomu dëkk bi la muy Cobra yaakaar naa Cobra ak Baara Ndiaye mun naa wax ni presque taxaw na mais ay quelques réglages moo fi des ku mel ni Alioune Seye Junior on le fou xëy na fañ ni néew combat ba dina taxaw ndax Alioune Seye Junior doxoon naa ko ku si mel ni Tidiane Faye mais jubóowuñu man ak moom doxoon naa fi Alioune Seye 2 bàyyi ma njoon mais yàlla def ni prix bu ma laaj jubóowuñu man ak ñoom man làmb su may dugg damay def lu ma man mais lu ma mënu du ma ko def non yomb na tey jii boo xoolee loolu rek tey jii Balla Gaye Aziz Ndiaye tëggal na ko combat ba pare ñoom ñu ëmb ko indi ko si làmb ji kon maanaam nga tëggal sa rak yaakaar naa promoteur boo gis am na mbër mais sama rak loolu la dem ñaan yàlla ndax loolu laa dem rêvé di doon promoteur ba tëggal sama rak déggoo lu mu la wax adversaire fii ku fi nanguwul bëri yaakaar naa yaa ngi si problème adversaire képp ku moo xool yaakaar naa musuma wax ak mbër Alioune Seye Junior mu ne ma saraka la déedéet làmb moo ñu boole dañuy bëri tey jii bu ma ko tëggalee moom mooy nekk sa géew ba de man xam la laa lijjanti sama làmb nu mu réussir loolu laay xoolaat huis clos moom ànduma si ndax tey jii làmb suñu cosaan la tey jii boo indee huis clos si làmb mooy rey nga làmb ndax tey jii imaginer ku mel ni Balla Gaye Bombardier nga def ko huis clos ñoom ñaar kese ana supporters yi mais supporters yi ñooy reyante si bunt bi nga indi Modou Lo Ama Baldé nga def ko huis clos mais loolu yaa ngi indi tension boo xam ne kenn xamul fu mu jógee ndax fi ñu toll nii supporters yi di nekk si bunt bi di reyante huis clos moom boo bëggee dégg-dëgg ah man Ama Dia man nangu ma ko te wax dëgg yàlla su ma nar a def huis clos ma bàyyi ba déwén ba mbas mi jeex ma door a tëgg mais huis clos xalaatuma ko si àdduna du ma ko def mukk si centre bi ngeen nekk muy centre El Hadji Sidi Hott donc mu nekk centre bi nga xamante ne monsieur le ministre Amadou Hott nekk ministre de l'économie juddoo fii au niveau de la commune de Yeumbeul Sud moom moo ko tabax jagleel ko jeunesse bi jagleel ko famille jagleel ko jeunes yi donc centre bi c'est un centre d'accompagnement muy accompagner jeunesse bi si fànn yu bëri donc si fànn formation mais également ak beneen fànn muy entrepreneuriat maintenant sama xarit Amadia moom it tey ji mu nekk un entrepreneur parce que noonu laa ko mën a tuddee
parce que képp ku ko xam yàgg na xam ne moom si wàllum làmb la doon yëngu am na si expérience tey ji nag mu bëgg a créer benn unité am mu nekk moom it mu bokk si producteur de làmb donc xam nga loolu entreprise la noonu laa koy tuddee donc bu ñëwee tey jii si suñu centre bi te centre bi ñu tabax ko pour accompagner ce genre d'initiative ñun dañ siy kontaan te aussi di ko féliciter parce que nit noonu la boo jàngee benn mbir nga dem ba mokkal ko da nga war a demal sa bopp donc moom wax na ko léegi am na expérience ci làmb yàgg na ci yëngatu jàpp na ne tey jii producteurs yi fi ñu àgg ci làmb moom war na ko mën a doon te aussi ma gëm ne tamit bu amee gëm-gëm bi rek loolu mën na nekk te mën na ko réussir donc di wax rek ne encore une fois maa ngi leen di souhaiter la bienvenue au niveau de ce centre qui nekk là pour accompagner la jeunesse ñu mel ni ñoom Amadia accompagner les femmes ci lépp li nga xamante ne rek dinañ ci gis seen bopp lépp li nga xamante ne nekk na luy yokk koom-koom fii ci Sénégal mais aussi lépp li nga xamante ne day valoriser nit donc man làmb nag je dois être honnête li ma ci xam bariwul wante dama koy suivre de temps en temps donc am naa ci tuuti notion mais nag aw ma ci xam-xam bu bari ba nga xamante ne war nañ ma ci mën a poser ay questions voilà mais nag amateur la te aussi mënoo juddoo ci banlieue màggee ci banlieue te xamoo tuuti ci làmb te làmb buñ ko waxee rek ñëpp xam nañ ni ñi ci gën di yëngatu ñoom ñëpp ñi ci gën a bari viennent de la banlieue voilà donc aussi ce qui fait que am na lu ma ci xam tuuti rek mais nag pas xam-xam bu xóot quand même donc encore une fois di leen dalal ci centre bi. alors comme ni nga ko waxee Amadou daal di nekk sa frère. actuellement bu bëgg dëgmal benn nouvelle aventure nekk un nouveau promoteur. nan nga wax fas yéene gunge ci aventure boobu. voilà Amadia ba mu amee idée pour moom it mu demal boppam nekk producteur seet si na ma ñu waxtaan si ma ne ko vraiment idée bi nga am man dama koy rafetlu le fait que tey jii da nga décider bokk ci promoteurs yi mag yi donc ñun lépp li nga xamante rek ñun mën nañ la ko mën a accompagner à travers ce centre là ñun dinañ ko def lépp li nga xamante nekk na suñu doole nekk na suñu capacité incha allah dinañ ci taxaw parce que tamit loolu moo tax ñu tabax centre bi c'est pour accompagner tous les jeunes ci ay idées yi rafet ay idées yi nga xamante ne vraiment ñoom dinañ ci gis seen bopp mais aussi idées yi nga xamante ni tamit dina yokku koom-koom te tey ji mën naa wax ne làmb day yokku koom-koom parce que am na ay lutteurs yi ñu xam aujourd'hui qui sont devenus des millionnaires qui sont partis de zéro pour devenir des millionnaires loolu grâce à la lutte donc te aussi jël xaalis boobu investir ko ci ay yeneen domaines di recruter ay jeunes kon donc làmb waruñu ko négliger donc c'est un facteur de développement man en tout cas c'est mon avis bokkuma ñi naan làmb du dara buñ ko dooleel man dama jàpp ne làmb dañ ko war a dooleel structurer ko aussi mu nekk benn affaire bi nga xamante ne day indi xaalis di dugal xaalis nit ñi di ci tedd mais aussi ñi ci am xaalis di jël xaalis bi di ko investir dans d'autres domaines di recruter ay jeunes donc li mu lay wax rek mooy que moom fas yéene nañ ko gunge ci xam-xam ci idée mais aussi ak bépp daal gunge bépp forme de gunge incha allah dinañ ko gunge. nga léegi liggéey bu am solo même benn centre bi nga koy def mais temps d'existence bu centre bi. temps d'existence bu centre. bon centre bi boo leen ko gisee nii sax ba leen ko gisee ni commencé guñu toutes les activités du centre parce que ñoo ngi nii di ko finaliser donc defagul at bientôt on va l'inaugurer mais c'est pour vous dire rek le centre qu'on a construit là construire ko lu dul di accompagner les initiatives des jeunes des femmes ci ñaari volets muy formation technique ak entrepreneuriat te moom idée bi mu am mu ngi bokk ci volet entrepreneuriat voilà. absolument ñu bàyyi la nga tàggatoo. voilà di leen wax rek ne vraiment kontaan naa ci seen émission bi te aussi di ñaanal am volonté bi mu am bu mu ci reculer na ko gëm parce que réussite balaa ngaa réussir da ngay am gëm-gëm d'abord te moom déjà am na gëm-gëm bi jàpp na ne moom bu gëmee boppam rek tey ji promoteurs yi mag yi ñuy tudd te di tëgg ay combat yi mag ay ñoom combat Modou Lo yeneen ak yeneen moom ëllëg war na fa mën a àgg
te gëm naa ne bu desee si yoon boobu rek incha allah dina fa àgg di ko encourager mais aussi di leen wax jërë ngeen jëf merci beaucoup. waaw di rafetlu jotaay bi di leen féliciter yow Bécaye ak Thiandoum xam la di nuyu sunu frère Lo ñu koy nuyu bu baax ndax wax dëgg yàlla yëmbal la dëkk bu mu yëgee affaire dafa ñëwoon dafa day ñëw participer pour tamit wane boppam aussi tamit di gërëm ñëpp di nuyu waa yëmbal yëpp waaw di nuyu suma xarit Baba Ndiaye Tesco entreprise boo xam ne day defar ay fontaine maa ngi koy nuyu bu baax mooy mu nekk sama partenaire di ma jàppale waaw di nuyu waat ki ma àndal muy Baba Thiombane ak Ayla Laay di nuyu waa yëmbal yëpp di nuyu waat surtout monsieur le ministre Amadou Hott ñu ngi koy nuyu bu baax di ko wax fu mu teg tànkam wax dëgg yàlla waa yëmbal yëpp kontaan nañ bu baax si moom di nuyu waat CC Iba Sow di rafetlu tamit dalal bi ma dalal ci kër gi am naa kontaante trop tey waaw di nuyu waa yëmbal yëpp di nuyu waat Omar Sow suma xarit maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu waat Nday Awa Fall la Lion di yëmbal sud maa ngi koy nuyu xam naa tey su ma ko fàttee du baax maa ngi nuyu waa yëmbal yëpp bàyyiwuma kenn di nuyu waat suma soxna di nuyu waat sama yaay di ko wax ñaan yëpp egsi na di nuyu waat suma famille di leen nuyu bu baax di nuyu waa axlu lamb yëpp di nuyu waat Assane Ndiaye sama idole du ma ko taayee wax suma xarit maa ngi koy nuyu bu baax a baax di rafetlu jotaay bi di nuyu nag Pape Ñambe mu nekk koo xam ne tamit ku ñàkki ñaan la nekk tamit si 500 Iba wax dëgg yàlla di ko conseillé di ko teg si yoon wax dëgg yàlla tey ji lépp moom la maa ngi koy ñaan yàlla lépp lu mu bëgg yàlla sunu borom defal ko si barki yonent bi kontaan nañ bu baax a baax ak père sama Malick sama papa maa ngi koy nuyu bu baax yéen tamit yàqul leen dara Iba wax dëgg yàlla yéen a ngi géré di ko teg si yoon kon boog li leen ñaanal yàlla sunu borom bàyyi leen ba ngeen àggaleeg seen sago seytaane ba ngeen dugg si diggante bi jërë ngeen jëf siyaar naa ñëpp kontaan naa. solo bi am te ni seq nañ ko ak Amadia mu nekk le tout nouveau promoteur mu joxe li nga xamante ne tey moom mooy sa version au regard de actualité bi nga xamante ne fa la làmb toll parce que ñu leen di proposé huis clos coow li bëri ci trop wax tamit li nga xamante ne ñooy ses motivation li ko motivé ba mu dugg ci li nga xamante ne mooy tëgg làmb parce que am na ci expérience am ci benn vécu mu doon une décision pleine d'enseignement comme nooy faral di ko waxee di sant aussi les fidèles internautes de Guédiawaye Info TV di sant également les fidèles internautes de Banlieue TV di leen jox rendez-vous prochainement di sant aussi les grands techniciens yi nga xamante ne ñoom lañ seqaloon jotaay merci